bismillahi rahmaani rahim mbokk yi maa ngi leen di nuyu ñi fi teew ñëpp waaye nag di beral nuyoo tamit ñi ma seqal liggéey bi di kontaan ci teewaayu l'honorable député Adja Fatou Sène di suñu yaay kontaan également ci teewaayu honorable Adja Gamou Fall, membre du conseil économique, social et environnemental. Nuyu les services techniques yi nga xamanteni ni seqoon nañ liggéey léegi ma invité leen ñu toog fekke mbir mi muy Ndéla bu développement communautaire, madame Thiandoum action sociale, les délégués de quartier avec à leur tête le président Deurguene Mbow ak Pape Seyni Ndoye yi nga xam ne ñoo leen représenté woon léegi ci réunion bi ak ñeneen ñi fi teew ñëpp madame le maire madame Sidi Lo monsieur le maire Gora Mbaye le cabinet du maire ni mu ko waxee le président du conseil communal de la jeunesse Pape Demba mais également ñi fi teew ñëpp nuyu tamit la presse nuyu le président des éleveurs de Tivaouane dinaa si ñëwaat léegi nuyu tamit le président des artisans tailleurs de Tivaouane bi nga xamante ni ñoom jël nañ fi kàddu léegi nuyu ñu fi teew ñëpp ñii nag lu tax ma nuyu leen ñii ma sëx mooy dañu wax ni rek ku ñemee rek dañ laa gunge te li Adja Fatou Sène wax léegi lépp loo xam ne yëkkati nañ ko defe naa dañuy ñaan sëq ko ak ñoom ndaxte suñ ma defaralul duñ ma yàqal kon seen teewaay bii bu leen yaakaar ni dama jàpp ni dama ko yeyoo mais dafa nekk teewaay boo xamante nii bu ma rafetlu la nuyu tous les membres du comité communal de lutte et de riposte contre le Covid-19 bi nga xam ni ñun maire yi ñoo ko présider suñu frère Pape Talla Dieye nekk président de la commission santé di ko coordonné tey mu àndoon ci ak conseil municipaux yëpp ak suñu jigéen Adama Diagne présidente commission sociale ak ñi si des ñëpp tey nag ñetti mbir moo ñu fi dajale bi ci jiitu Ablaye ñëw na ci léegi mooy dañ doon def la deuxième réunion du comité communal de ciblage ndax xëy na duñ ci ñëwaat mbir mii di feebar bi nga xam ni li koy indi mooy virus bu ñuy woowee Covid-19 nekkatul rek ni ay problèmes médicaux moo ci am waaye problèmes sociaux yi moo ci ëpp léegi maanaam jeexitalu feebar bi léegi dafa dem ba soo moytuwul sax nit dina toll foo xam ni dina ni d'accord maa ngi jël risque waaye il faut ma uti lu ma lekk kon ma génn suñ may dóor liif ñu dóor ma ko mais ma jaay sama ndox bu sedd am lu ma dépensé moo ma ko gënal bi loolu amee président xam ko yéen ñëpp suivre ngeen mu jël fonds bu ñuy tuddee force Covid-19 am yéene yi eggale ko lu toll ci junni ci ay milliards 200 milliards yi mu jagleel ko industriels yi ndax dégg ngeen mu jël benn ordonnance numéro 1 ne d'accord industrie am ngeen problème mais bu kenn dàq kenn ku si nekk mainteniral say travailleurs lu mu néew juróom-ñaar fukk ca lañ doon fayee ko nga leen koy fay ñi def loolu mu jël 200 milliards benn fonds boo xam ni ñooñu daf leen di compenser buñ ci yeggee mu yëkkatiwaat lu mat 100 milliards dafa am secteur yoo xam ni ñoom la mbir mi gën a laal muy transport muy tourisme muy hôtellerie mu ni ñooñu tamit ñi nga xam ni li mu dégle ak ñoom nangu nañ ko dina jël 100 milliards jàppale leen ko waaye ministère de la santé bi nga xam ni moo yoree li ëpp ci liggéey bi mu yëkkatiwaat lu toll ci 64 milliards dolli ko ci seen budget ak yeneen yoo xam boo ko boolee dina mat 1000 milliards waaye mu ni ci biir 1000 milliards yooyu daf siy jël ndax li ma expliqué woon léegi
lu toll ci 69 milliards juróom benn fukk ak juróom ñeent ci ay milliards mu jënde ko dund jox ko askan bi pour que askan bi loolu ma wax risque yooyu nga xamante ni effectivement boo nee feebar bee may rey wala xiif bi te su ma génnul lekk tamit dinaa dee mun la léegi nag toogal sa kër wala wàññil sa ay déplacement ma jàppalee la téeméeri kilo ci ceeb ñaari saaku 50 kilo ceeb 18 savon maanaam fukk ak juróom-ñett ci ay saabu jox la lu toll ci fukki litre dawlin mais également pâte alimentaire mu jox la ci lu toll ci fukki kilo loolu ci ménage Sénégal ku ko xool dina la mën a dundal weer wala ñaari weer ñuy ñaan balaa loolu di jeex feebar bi jóge fi mu ni loolu nag Sénégal gi yëpp buñ ko ciblé lu mat ci 1 million ci ay ménage war nañ ci am Sénégal dañu defoon depuis 2013 benn liggéey boo xam ni dañu def lu ñuy tuddee registre national unique lépp luy ménage bu vulnérable ñu def la ci pour lan mooy bu ndimbal ñëwetee dootu ñu nekk ci defati ay enquête xam nañ ñi ko yeyoo ñu jox leen ko ñooñu mooy en temps normal mais période bii nag non seulement ñooñu dañuy vulnérable mais Massata Mbengue bi nga xam ne nii daa ubbi woon cabinet nit ñi di faju si mënatul dem wala daan dem ci luuma yi di jaay xaram mënatul dem mu ni kooku moom daan dimbali waate waaye jamono ji dañ ko war a dimbali mu ni ñooñu tamit dañ leen di boole ci ndimbal mi biñ defee xayma bi ci biir Tivaouane ñu ni Tivaouane war na am 4114 ménages yoo xamante ni bu ñu boolee RNU bi ak impacté yi lu toll ci ñeenti junni ak téeméer ak fukk ak ñeent ci ay ménages war nañu am mais ñooñu buñ ci génnee les 1700 et quelques yi ne ci RNU bi ñun ñu war ci choisir ci biir commune bi 2387 mais nekkul ni man maire maay toog sama bureau rek ni ñii laa bëgg ñu am dañu mettre en place benn comité communal ñii ma tudd ñëpp ñi ngi ci bàjjenu gox yi ñi ngi ci jeunes yi ñi ngi ci relais communautaire yi dugal nañ leen ci conseil communal de la jeunesse dugal nañ leen ci ñu dajaloo waxtaan suñu biir ñu def benn liggéey bu jiitu ñu jóge ci RNU bi xool quartier bu ne ci liñ ñu jagleel ñaata nga ci war a am ñu def ko de manière démocratique et scientifique avec transparence acteurs yëpp toog ñu tànn ñu ni quartier bu ne lii nga war a am ñu appliquer benn taux par rapport ak li ñu amoon ci RNU bi tey jii loolu lañ dajale woon pour ñu valider ko valider nañ ko amul benn ku récuser dara si li nga xamante ni def nañ ko prochaine étape bi mooy suba ak gannaaw suba quartier yëpp délégué de quartier yi dinañu convoquer le conseil de quartier bi nag loolu loi moo ko tëral muy code des collectivités locales du sax délégué de quartier bi moo koy présider moom mais moom moo fay am cëru maire li may joué ci biir comité communal moom la fay joué dajale leen ñu defandoo ensemble le ciblage comité bi superviser installation comité bi xam ni comité bu ne composition bi bàjjenu gox yi ñi ngi ci relais communautaire yi ñi ngi ci jeunes yi ñi ngi ci femmes yi ñi ngi ci ña ca war a bokk ñëpp bokk ci buñ tànnee ba pare ñu nit ñu demaat waa quartier ba dajaloo ni lii ñun ñoo ko tëral critères yi nga ñu joxoon ñëpp respecté nañ ko ñu valider ko suñ leen installé suba ak gannaaw suba 23 24 25 26 le même comité dina wëraat pour dem quartier par quartier 75 quartiers et sous-quartiers la ñu am ñu récupérer liste yi nga xam ni comité yëpp day teew ñu xam ni benn njuuj njaaj amu ci lépp nag buñ ko yéegalaatee indi ko mairie ma def ko benn liste pour Tivaouane wax quartier bu ne ñaata lañ fa jël ak ñan lañ fa jël parce que am nañ liste RNU bi am nañ liste bi signé ko jox ko préfet su ko defee nag séddale bi mën a jaar yoon ba kenn du ni parparloo daf ci am. maa ngi dey léegi Adja Gàmmu ak Adja Fatou leen li ma leen fàttee wax mooy que ni mbir mi suñ ko dénkee mairie rek dañ naan xëy na politique dina ci dugg suñu gisee parce que nag nit ku nekk cër bi nga yor yaa ko yor yow lañ koy dénk mais ñun dañu bëgg a liggéey ci Tivaouane liggéey bu rafet boo xam ni kenn du ci indi benn jiixi jaaxa comité bi dinaa leen digal Tivaouane nee naa leen dafa am ay personnes emblématiques ñun Tivaouane fii ba ci conseil municipal boo ñëwee
doo xam ndax am na opposant wala parti au pouvoir amu fi. ba tax na même dañu wax ni ci comité yooyu dans chaque quartier conseil municipal ba fa dëkk nañ ko boole ci comité bi nga xamante ni mooy choisir mais li ma ciy yokk mooy am na ay figures emblématiques de l'opposition yu nekk Tivaouane nekk suñu ay frères mais nekk ñoo xam ni vraiment nit ñu ñuy liggéeyal la bu fekkee liggéey rek moo jot ku dem quartier bu mel ni Kër Cheikh Awa Balla dinañ leen wax ñu jël ku mel ni Matabara Seck bi fa représenter réew mi ñu boole ko ci comité ba mu bokk ci. ku mel ni Doudou Gueye Ndiaye bokk PDS ci quartier am dañ ko ciy boole ak ñeneen ñoo xam ne dinañ leen identifier parce que opposition du dara lu dul ñàkk a bokk gis-gis mais lu mel nii su taxawee nag président lim ñu digal mooy ñu fexe ba ñëpp bokk ci. donc loolu nag mooy li ma bëggoon a joxe comme premier point ci li nga xamante ni moo ni fi dajale woon ñun Tivaouane dañu bëgg a fexe ba lundi bii di ñëw suñuy liste entre lundi mardi ñu jébbal ko préfet moom nag moom mooy ki nga xam ni. moom mooy présider le comité départemental mooy réceptionner dons yi comité bi encore une fois ñun séddalewuñ ñun ñooy ciblé wax ñan la ñu war a jox naka lañ koy joxee nag préfet moo koy définir mais incha allahu taala dinañ taxaw si wetam pour jàppale ko pour que non seulement distribution bi jaar yoon mais mu nekk lu gaaw parce que nit ñi soxla nañ ko. loolu mooy le premier point ci li nga xamante nii moo ni fii dajale woon mais bi président defee loolu. ñu gis ni Tivaouane loolu mooy ñaareelu ponk ci li ñu fi dajale tey 4114 ménages xëy na ci li ñuy wax les groupes mooy yeneen beneen groupe bi les groupes spécifiques maanaam président nee na si biir région de Thiès war nañ tànnaat lu ëpp 40 000 maanaam juróom ñeent fukki junni ci ay ménages yeneen mooy groupe spécifique yoo xamante ni ñun Tivaouane suñ ko waxee rek dañuy xalaat daara yi ñooñu am na beneen loo xam seen wàll bu yegsee dinañ ko def comme nii ñu koy defee ndaam ñun fii ci Tivaouane daara yi jiitu nañ ci ndax fu ngeen fàttalikoo jàppale nañ daara yi ci lu toll ci téeméer ak fukk ak nangam ci ay daara yoo xam ne yóbbu nañ fa ndimbal ci jamono yi may wax ak yéen mais groupe spécifique yi su ko wax Tivaouane di nga xalaat ñooñu di nga xalaat ñeneen bu jotee aussi dinañ leen ci boolewaat ak ñëpp ñi nga xam ni le comité bi nekk fii identifié nañ leen 4114 ménages te Tivaouane am na lu toll ci 7886 ménages donc dina am 3800 et quelques ménages yoo xamante ni nii duñ ci mën a bokk te jamono joo xam ne yaakaar nañ ni ñëpp ñoo soxla ndimbal ñun maire ñu jëlaat décision ni dinañ dimbaliwaat lu toll ci 1000 ménages yokk ko ci 4114 ménages yi nga xam ni président dimbali na leen. su ngeen paree léegi dinañ leen ubbil magasin bi ngeen xool y a 50 tonnes de riz yoo xamante ni jënd nañ ko jënd suukar jënd dawlin lu ñu si mën a boole dinañ ko ci boolewaat pour une valeur boo xam ne dina yegg suñu paree 17 millions 500 mu fekk si les 6 millions 500 yi nga xamante ni parce que bu leen fàtte ni daara yi rek jëndaloon nañ leen 10 tonnes de riz en terme de d'alcogel de thermoflash des produits ay bouilloire ay kit de nettoiement. bu ñu boolee lépp nekkoon na presque 6 millions 500 su fekk see lii nga xam dina doon 17 millions 500 dina doon près de 24 millions yoo xam ne génn mais lépp nag jógewul ci mairie bi parce que mbir mi bu muy door il fallait parer au plus pressé li ñu mënoon ci lijjanti ak suñu wàllu bopp dañ ko daal di def mais lépp boo ko boolee defe naa ne yëpp si Tivaouane la dellu dina doon une valeur de 24 millions boo xam ne nii def nañ ko tey jëmale ko ci lii nga xamante nii moom mooy le Covid 19. loolu bu ñu ko defee day doon l'acte 4 li nga xam ne defagum nañ ko booba ak tey ndax ba mbir mi amee rek dañu daal di ut ay thermoflash alcogel yóbbu ko lépp luy service déconcentré ci Tivaouane ak jàkka yi xabru yi zawiya yi ndax ko wax Tivaouane nag foofu la sa xel di njëkk a dem utaat ay kit de lavage des mains yóbbu ko ci jàkka yi fépp dans les quartiers rattachés tout partout utaat ay produits également phyto defaat ko yóbbu ko ci bërëb yëpp yóbbu hôpital yóbbu centre de santé yi muy Médine muy Kër Baaba muy Massamba Sall bañ ci jógee parce que nit booy agir doo agir rek sur un coup de tête lépp da nga koy planifier on a paré au plus pressé biñ ci jógee nag ñu ne mbir mi bi mu commencé am 2 mois président jël décret ni def na état d'urgence ñu confiner daara yi ñu delluwaat ci daara yi nag yóbbul leen loo xam ni danañ ci mën a dund
xëy na su luy tolloo ko weer avant mbir mi di gën a sori. tey jii nag suñu ñeenteelu acte moo jëm ci population yi ñu koy def pas en concurrence mais en complément li nga xamante ni état indi na ko ci wàllu ndimbal mais ndimbal loolu tey su ko président mënoon moom rek da koy def ba mu yaatu comme mënul def lépp ñun aussi bu ñu ciblé 4114 ménages mairie boole ci lu mu néew 1000 ménages muy 5114 ménages yoo xam ne au niveau de Tivaouane dinañ leen dimbali jàppale leen pour Covid 19 bi bañ a metti ci ñoom. président nag vision la am ak gis-gis ak bëgg askan bi ñoŋ jamono yu ñu toll dafa mel ni ñun dañ ko anticiper woon ndax bi ñuy commander masques yi kenn rendre ko woon obligatoire mais dañu jël exemple ci ay dëkk yu mel ni Corée yoo xam ni maladie bi amu fa tey te li leen sauvé mooy ñoom ñëpp ba maladie bi amee rek dañu imposer ñëpp di sol masque. tey jii su président su mënoon a confiner yenn dëkk yi wala mu mën a confiner Ndakaaru xëy na mu def ko mais li ma wax sànq mooy metti nit ki nga xam ne day xëy na lu mu paase sax dina ko jafe mu liggéey añ liggéey lu mu reere utaat paas pour xëyaat defaat la même chose soo ko confiner xëy na dina jafe mu ni loolu lu waroon a mën a nekk la mais tant que eggaguñ ci wax population yi te defuñu nañu xool yan stratégie la ñuy def mu ni léegi nag rendre nañ obligatoire le port des masques maanaam ñun ñu nekk fii ñëpp tey jii dañoo war a sol masque benn kuy dugg ci oto da ngay sol masque kuy dem marché da ngay sol masque nit ku ne war na la jaral nga jël sa alal def ko ci mais njort nañ ni am nañ nit boo koy dimbali moom da nga koy dimbali rek parce que tey jii koo dimbaliwul du lor boppam askan bi lay lor ñu ni dans un premier temps nañu xool au niveau de Tivaouane lan lañ mën a def indi woon nañ ay quelques masques yoo xamante ni production industrielle la mais comme tey jii genre masques yi ngeen gis tailleur yi yóbbu nañ ko ba ci autorité sanitaire yi ñu ni leen lii baax na ñu ni nag kon nañ ci defarul buñ ciy defarul nag nañ ko delloo waa Tivaouane ñu jëlaat donc lu toll ci association bi ñu commandé leen lu ma 3000 masques ñu ngi leen di remercier di leen féliciter ñu livrer ñu ko à temps ay nit yu ñëwoon ci ñut mais toujours ay tailleur Tivaouane proposé ñu ay masques ñu jënd ci lu toll ci 2500 masques kon tey dama war a ñëw jébbal le comité bi nga xamante ni Pape Talla Dièye moo koy coordonné 5500 masques yoo xam ne distribution bi du doon ci ay structure du doon ci ay association mais ci jeunes yi la ñuy basé wu le conseil communal de la jeunesse ñi ngi fi GSD ñi ngi fi jeunes yëpp à partir de cet après-midi ñu sillonné mbedd Tivaouane yi vous allez voir comment vous organisez ku ñu gis te yoroo masque ñu jox la masque bu subaa ñu xëy dem ci marché bi ba distribuer les 5500 mu jeex tàkk incha allah bu ñu yàlla mayaatee leneen aussi ñu defaat ko ci. nga fóot ko boo xëyee nga paase ko parce que il faut aussi nga koy stériliser mën ko takkaat et ça c'est important comportement bi ñu wax ci masque it population yi ñëpp xam ko ça ne sert à rien takk sa masque parce que dañ koy gis ci mbedd mi takk sa masque ba pare wàcce ko c'est pas un objet d'apparat masque bi dafa lay du neex nag parce que nit ni ñu ko bindee naturellement mooy muy dem di ñëw librement lu ko neex mu sol fu ko neex mu dem mais loolu tey jii jamono ji laajul loolu mais nous on a pris la décision en tout cas avec les jeunes de distribuer 5500 masques aux populations di leen ñaax nag ni leen masque bi ku ko jot vraiment nga def ko ni ñu ko waxee respecter surtout les règles te génn yi aussi ñu def ko au strict minimum ku amul soxla boo xamante ni soxla bu tar la nga toog président jël na décret état d'urgence couvre-feu à partir de 20 heures su population yi changé wul comportement mën na dem ba loolu mu gën ko yaatal te ñi ngi jëm ci jamonoy koor kon na ku nekk xalaat loolu ndimbal li it lu tax ñu gaawal ko nii mooy koor moom defe naa ne fii ak ñetti fan maximum dina commencé te koor nag kenn mënu ko wëyaale ak xiif ndax mënoo xiif bëccëg xiif guddi faaleen yi ak ñoom Massamba Diagne il faut guddi gi ñu am au moins lu ñu ndogoo moo tax ñu bëgg ko def à temps dinañ coordonner avec monsieur le préfet pour que ñu harmoniser par rapport à la distribution de l'aide bi nga xamante nii appui bi nga xam ne ñun indi nañ ko ak bi état bi joxe ñu fexe ba nga xamante ni nii ñii dañuy am fii ñii am fële mu yaatu ba au moins les 5114 ménages de Tivaouane ñu am ci ndimbal li donc ci du ma wax ci gàttal parce que xaw naa gudd kon ci guddal lii moo taxoon ñu daje fi tey pour que les 3 actes là
benn bi muy le comité communal de ciblage beneen bi mooy ñu réceptionné ndimbal li nga xam ne mairie dina ko jëmee pour les 1000 ménages de Tivaouane ñetteel bi mooy les masques là mettre ko à la disposition du comité bu ñu fi jógee nag incha allah ñaan yàlla daje bu mel nii comme ni ko Adja Fatou Sène ñaane yàlla bu ñu ko dajewaat yàlla na fi maladie bi gaaw jógee te ñi si jot a loru yàlla yamale ko fi yàlla nañ ko yàlla defal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.